commencé ci bisimilahi rahmaani rahim yeggale ko ci alhamdulilahi rabbil alamin balaa ñuy dalal gan yi sax waaye nag danoo war a sànni ñaan mag ñi fi toog nanu sànni ñaan ba pare ñu doog a dalal gan yi taa nogoy taalis wax leen mag ñi ñu sànni ñaan ba pare amin 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 allahumma amin amin yaa rabbal alamin di wax ne nday diinu ak ay mbokkam ak ñi mu àndal ak waa natam ñu ngi lay wax yegsil ak jàmm ak salaam Gueye original nag xam naa ne duñ leen ko présenté ndax kenn ku ne xam nga ko fii ci Parcelles barki Dembo Njaay rek man mii di wax danoo yendoog moom 8 heures ba minuit kon xam nga ne xam nañ Gueye original bu baax a baax a baax taa na koy sekk mii mën na seede lii may wax Gueye original ñu daan ànd ak moom ci Amadou Balo yàgg a yàgg kon xanaa ba tey kenn du ko présenté waaye nag Gueye original daan ne dama bëgg a dugg nag ci nat leketu diinu nag xool jigéenu diinu nan lan toogee Gueye ñu ngi lay ñaanal yàlla sa jàmm yàgg barki démb la nu yendoog yow te dara ñaawul ban fa jógee kenn wuti wut gerte caaf kenn wuti wut ndox dañoo lekk ba duy sunuy mbuus indaale barke Rasulaay ñama àndaloon ñëpp a ngi nii mën nañ koo seede Gueye ñu lay ñaanal lépp li ngay wut yal na la ko yàlla jotale fii ci Parcelles Assainies ñu ngi lay dalal ak jàmm nday diinu ak ay mbokkam ak ñuy mu àndal ñu ngi lay dalal bienvenue. kàlla macha allah barki démb nga woote ci école 26 bii jër xale yëpp solal leen ay mbubbi njulli tubaar fa kàlla macha allah te jamono bi neexul de te ko sa yàpp bopp réer da ngay laam sam kaang am na ñoo xam ni mënuñoo jongal benn rek sax nag wax ba di la jongal ñaar ak ñett am na ñoo xam ne sax seen doom ay xale góor lañu ndax am nañu moyen bu leen ko jongale ndax jamono neexul nga jël ñëpp nag dugal leen néegu góor yal na la yàlla jàppale loolu nga ci def yal na la ko yàlla fay dañuy ànd ak yow ba géej gi fer waaw ndax nag ku def lu def waxu lu ay di njàmbat yaa fi def lu rëy Abdou Diouf nee na wan ku def lu rëy ñu waxal la lu rëy yaa fi def lu rëy dañ lay waxal lu rëy xale bu tuuti nga waaw nee nañ cere ji bul ko maq sa yaay dafa togg ñeex ma ca fajar bul ko maq yow daal ñemeer rek yow daal li nga bëgg yaa ko xam yal na ko yàlla defal waaw jërëjëf. waaw Moustapha. waaw. lenn rek da la ñuy naan Gueye original. ndax bu ñu sañoon lépp li ñuy def da koy fekke. am na solo. li tax ñu natt tey. 4 heures laajal ñi ñëpp lan teel a convoqué. ndax bëgg rek. mu fekke lii nga xam ne mooy financement bii ñu yor tey wax ko jox. jigéeni Parcelles Assainies. loolu rek lan koy ñaan toogaay bi nag dina yàgg waaye ñun ñooy njaxlaf rek dina gaaw. loolu daal lan lay ñaan yàgg ñi nga àndal. kon defe naa ni loolu am na solo Marietou kay toog ni Marietou dafa ñëw Marietou ngeen tàccul leen ma Marietou bu baax a baax a baax Diop Saw dafa yegsi Marietou bu Xadi Diop Saw bu fii ci unité 26 dafa yegsi uyu si ngay diinu Marietou ñu ngi lay dalal ak jàmm wallaay yow da ngay sunu mag ju baax ju ñu bëgg ajaratu wax nga dëgg précision bi am na solo ajaratu Marietou kon jaara ajaratu Marietou waa Papa lu ñuy njëkk a def nag mooy waa Moustapha balaa ñoo dugg ci liggéey bi nee na balaa ñuy dugg ci liggéey bi c'est bon balaa ñoo dugg ci liggéey bi dañuy nuyu suñu gan yi fi ñëw te Gueye l'original jiite ko di coordonnateur génération originale nekk conseiller municipal ci mairie Parcelles Assainies mu ànd ak délégation bu am solo boo xam ni c'est composé de Awa Kane ngeen tàccul ma Awa Kane tàcc leen loolu waay mi ngi ànd ak aussi Ndeye Seck tàcc leen Awa Kane mu jóg présenté wu waaw Awa Kane jógal présenté wu tàccuwaat leen loolu waay wallaay mi ngi ànd ak aussi Ndeye Seck Ndeye Seck ngeen jógal tàccul ma Ndeye Seck waa 26 xam ne Ndeye Seck ngi waaw waaw mi ngi ànd ak aussi Adaka Adaka mi ngi leen di nuyu mi ngi délégation ba léegi aussi mi ngi ànd ak Dame Samb tàccu leen Dame Samb waaye moom ngeen gis na la ci ginnaaw Gueye ak Kilas Diouf Jalaas Diouf
Guèye nag defe naa ni géej la bu ñuy wax ci moom fii ba suba du jeex. loolooy dëgg. waaw su ma ne géej la Guèye ku nekk xam na engagement am ak détermination am ci bëgg Parcelles Assainies. loolu moo waral du guddi du bëccëg saa su ne mi ngi ci terrain bi. di def ay action yu am solo. dëgg la te defe naa ni un bon citoyen un citoyen modèle. defe naa ni da nga war a jëriñ sa réew jëriñ gox ba nga nekk. dëgg la kon Guèye defe naa ni amal na njëriñ askan bi amal na njëriñ Parcelles Assainies. dëgg la tàccu leen loolu waay. te dañu wax ci politique ne la politique c'est l'art de gérer la cité. te politique nag dafa bëri façon. am na politique politicienne am na politique de développement. am na également politique autrement. mais Guèye ku ko xam-xam ni politique de développement lay def. looloo tax ñu woo ko ci développement. te defe naa ni fi ñu toll nii. defe naa ni nit ñi boo leen di oo da nga leen di oo ci politique de développement. dëgg la mooy yitte askan bi. surtout que defe naa ni Sénégal képp ku fi ut dara. wala képp ku bëgg dara. wala képp ku bëgg a defal réew mi. defe naa ni boo ci boolewul jigéen ñi affaire bi du dox du réussir. waaye tàccu leen seen bopp waay loolu neex naa dégg. kon Guèye defe naa ni ñëw nga fi nga xam ni. fii la mouvement yaay jàmbaar ne dalal la yaay jàmbaar nag defe naa ni dafa uyu tuuram. parce que suñu soldats yi nga xam ni ñoo ñuy aar bu ñuy nalaw guddi ak bëccëg bu ay saay-saay waree jóge ci yeneen bitim réew war a dugg fii suñu soldats yi ñoo ñuy aar te ñooñu ay jàmbaar lañ leen di ooyee. kon defe naa ni mouvement bi dafa uyu borom. mouvement bi nga xam ni diinu moo ko jiite di Fideline. ànd ceeg jigéenam ñi nga xam ni vraiment dañu li ñuy wax ci tubaab dañu fidèle dañu loyal ànd bu yàgg la Olof Njaay nee na lu yàgg dëgg la man également ma dëkk fi ci koñ bi nekk seen biir nekk seen góor xam leen bu baax a baax xam leen aussi ci affaire u développement la ñuy yëngu guddi ak bëccëg tey nag defe naa ni jaaral yi waral ndajali defe naa ni loolu lu am solo la. lu am solo la. te bu ñu génnee fii aussi ci manifestation bi. bëgg nañ àdduna yëpp xam ni am na lu xewoon fii ba tax Guèye l'original mu jaral ko mu déplacé wu ñëw ba teew fi. dëgg la waa États-Unis waa Italie. bu ñu paree ba filmer lii ba pare. diaspora bi. defe naa ni àdduna dana riir. dëgg la dana riir ci Guèye dana riir également ci mouvement yaay jàmbaar. waaw tàcc leen loolu waay. Olof Njaay nag dafa ne lu kenn mën ñaara ko dax. dëgg la. kon defe naa ni kontaan nañ lool bi nga xamee ni Guèye bàyyi na ay yitteem yëpp ànd ak ñii ñëw fii kon defe naa ni Guèye aussi am na importance bu mu leen jox yéen waa mouvement waay jàmbaar ma bëgg ngeen tàcc loolu bu baax a baax man nag souvent sax bu may wax sax lu ëpp dama koy naan monsieur le maire kon defe naa ni loolu dañuy ñaan yàlla mu nekk te xam nga souvent ñaare looy wax sax parfois nga ci ngay bëgg a wax tur bi leneen li ñëw day mel ni suñu borom loolu am na mbëbët bu baax ay signes yu baax la donte li war a xew ëllëg yàlla rek moo ko xam mais ñu ngi lay encourager di la féliciter pour sa engagement alors beneen bi mooy tey dafa am lu am solo li am solo li mooy waa mouvement yaay jàmbaar au nom de Fideline ñoo war a financer à hauteur de 16 millions groupement yi nekk Parcelles Assainies yëpp. groupement yi nekk Parcelles Assainies yëpp. yi nekk Parcelles Assainies yëpp. ci financement bi jaara. waaw defe naa ni démb ak bërki démb jot nañ génne 9 millions 250 mille. jox yenn groupement yi nekk fi Parcelles. am na une somme presque de 6 millions boo xam ni. bi diinu di ñëw léegi indaale na ko moom ngeen gis ma ñuy compter noonu. mi ngi ci lekkat gi. te dañu bëgg aussi devant Guèye le coordonnateur de Guèye l'original balaa mu fay jóge aussi 6 millions yi ñu tasaare ko ci ñi nga xam ne ñoo fi nekk ci groupement bi ku nekk dinañ la jox financement defe naa ni loolu c'est important defe naa ni lii waa mouvement yaay jàmbaar di def monsieur le maire defe naa ni exemple la pour yeneen jigéen yi nga xam ni dañu yor ay mbootaay yor ay groupement mais exemple la pour ñi nga xam ni ñooy jiite réew mi ak ñi nga xam ni à l'avenir ñoo bëgg aussi également jiite réew mi que xam ni que ni li ñuy def nii defe naa ni lii moo mën a yóbbu suñu réew kanam lii moo mën a tax Sénégal avancé lii moo mën a tax aussi également Parcelles Assainies avancé mais nekkul rek ni da ngay tëju ci sa bureau wala nga dem ci télé yi di wax loo xam ni ça ne se repose sur rien
loolu aussi ku ko def sa bopp ngay naxoo kenn parce que bu fekkee ni da ngaa yor ab kaas boo xam ni ndox kese la nga koy naan te naan ataaya ngay naan defe naa ni naxuloo kenn defe naa ni nag àdduna dëgg rek mooy mujj kon mi ngi bëgg a guddi te li ñuy xaar dafa bëri kon soxna Diarra dama lay delloo kàddu gi ñu dugg ci liggéey bi. waaw damay nuyu Asi bi nga xam ne moo jógee ba 25 yor mbootaay yor ay groupement ñëw wuyu si ñu moom ak Angèle Asi ñu ngi lay dalal bu baax. dajale sunuy ñaar fukk ak sunuy juróom daan natt eau de javel bii nga gis ñoo koy defaral sunu bopp omo bii ñoo koy jaay di ko utiliser waat ci sunu natt di ko tegaat ci sunu kees bénéfice su 100 francs fukki dërëm buñ ciy am muy dellu ci sunu kees. céréale bii ngay gis muy sànqal bi muy araw bi muy kii karaw li lépp ñoo koy jëndaat ñun ñii ci sunu biir te ñoo koy defaral sunu bopp di ko jaayaat ci sunu biir muy jëmaat ci sunu biir kees ba tey waa jigéen ñi jóg leen tàcc seen bopp waa yéen ñiy def loolu waaw lépp nag ci nattu mbootaayu ndey diinu bu yaay jàmbaar sunu slogan yi ñu war a taf ci kii bi sax dafa jeexoon moo tax mais slogan yi yëpp danañ ko ci taf bu soobee yàlla waaw lii yëpp ñun ñoo koy defaral sunu bopp. Eliane maa ngi lay nuyu Eliane maa ngi lay dalal yow ak ñi nga àndal maa ngi lay nuyu bu baax a baax damaa bëgg nag ñu jublu ci liggéey bi ndax temps bi bariwul te gan gi ñu seesi tamit bëgguñu toogaay bi yàgg mareetu sunu mag yi yaa ngi ñu ngi lay dalal bu baax a baax a baax anta commencé Sanogay bismillaahi rahmaani rahiim waxal rek ma jottali la mu gaaw waaw auzu billaahi mina seytaani rajiim nee na auzu billaahi mina seytaani rajiim kon nag ñu bëgg ko commencé ak baa nee na nan ko bëgg a commencé ak bismillaahi rahmaani rahiim ginnaaw bi imaam ñaanee ba pare ginnaaw bi imaam ñaanee ba pare yeggale ko siin yeggale ko ak siin waaw ku ci nekk rek kenn ku fi ci nga nekk. toog ci diine ji nga bokk ci diine ji nga na nga ni bismillaahi rahmaani rahiim nga ñaan ci commencé ko ak baa commencé koog baa yeggaleeg siin yeggale ko ak siin amin kon ñu commencé bismillaahi rahmaani rahiim waaw kon nag may commencé waaw ci sama doom sama xarit waaw ñu koy wax Aji Seck dañuy commencé ci Aji Seck sama doom sama xarit jox nañ ko 150 000 Aji taxawal waaw Seck la sant ñuy ñaan yàlla dégg nga ngeen lu ñu wax ñuy ñaan leer la financement bi yàlla boo leen ci jënd ordonnance yàlla na fay gi yomb yàlla na ibbi buntu yëpp ci kàttanu suñu borom ak yërmandeem 150 personnes 150 000 ci benn personne tëyel tafa tëyel ko ku ci topp kenn ku ne 150 000 lan lay financé bokkut ak groupement yi nga xam ne benn groupement bu ne jox nañ ko $2 millions bu dem pour koñam ak genn wàll mu dem ci koñam. Aji Seck ñu dem ci sama jabar di Aïssa Ndiaye Aïssa ñi Ndiaye ngi financé Aïssa Ndiaye tafa demal konteel ko Aïssa ñëwal yaay Seydina Mohamed chéri Tafa ci kanamu Gueye l'original. waaw 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 150 000. 150 000 ci Aïssa Ndiaye muy ñaari personne ñu jëm ci sama rakk nag Anta Fall ñoo ngi jëm ci Anta Fall Anta ñëwal sama rakk la sama lépp la foog ngeen def lu gaaw ndax temps bi tamit la ñuy kiiwanteel noo Gueye day fanaan tey bëri la waaw waaw waaye dagg leen ju taasu yi Anta Fall 5 heures du matin lay xëy xaaju guddi lay wàcc ñàkk tedd rek lay dundee jaaykatu jën la fii ci marché bi déedéet pour xaaral xaalis bee tax suñu jógee ci Anta Fall waaw waaw ñu ngi ñëw ci Sophia Sophia ñëwal taxaw madame Ngom Sophia Moustapha 150 000 mi ngi ne ah waa Sophie ah moom wallaay dañoo bañ mu kii rek waaye kenn ku ne mën na noo wax ci yow lu baax ndax xam na ne ñun ñi toog ñëpp ay liggéeykat la barke Rasulaay mais xaalis moo demee noonu ak compté la tudd compté la sant ak guddee bi Sophia dem na Aji Seck yaa ngi yor kaye bi ñuy signé d'accord Fatou Diouf na ñëw taxaw
waxoon nañ leen ko de ah lii sax na yeggaleel taatu ndogoy après ñu expliqué la. waaw après Jaara Ndaw. Jaara Mbaw ñun ñuy toog tuur ba xaaju Jaara Mbaw. Jaara Mbaw ah Jaara ne ko kookoy yaayi Xaadim Balla ak Maram ay saak Sadio Maam Jaara Buso nee na mooy yaay sa impaañ 150 000 ci Jaara Mbaw aji seet yor na kaya bi ku jël ba pare na nga signé ci moom waaw d'accord bàyyi après leen di mentionné ah après day gën a rabakoo voilà. taal na koy wooteel waaw su ma jógee ci Jaara maa ngi ñëw ci Abi. abi ñëwal ana taxaw Abi ñëwal gaaw. abi ni la. ba tey ñu ngi ci financement yi rek yéen jeeg ji yéen a ngi gis xanaa lii leer na nañ 150 000. ne ko xanaa lii leer na nañ dugguñu ci néeg dugguñu ci saal ma seetlu guy na ndoxum glace. bu Waaw, jógee mais- ci Abi ñu ngi jëm ci Bombe Cissé. Bombe Cissé Bombe Cissé. borom cere borom ala Bombe fonde Cissé. ñàkk tedd rek lay dundee yaayi Ibrahima sama doom 150 000 ci Bombe Cissé suñu jógee ci Bombe Cissé ñu ngi jëm ci Sanu. Sanu ñëwal taxaw 150 000 ci Sanu kooku sama goro la. yéen a ngi gis Taalison yaa ngi gis waaw. saa na koy ci demal Sanu ñu ngi jëm ci taa Maymuna. taa Maymuna taa Maymuna taa sama rakk jooju nga xam ne jaaxaluma ca kër taa ga. Maymuna sunu tanta waaw. taa Maymuna sunu tanta jooju nga xam ne moo ñu magal mu doon génne ay xale yu ndaw lan lu ñu dugg doo leen ci dugal seen loxo waaye yéen da ngeen ñoo ñëw rek di boot ñu doon sunuy yaay barke Rasuul laay wallaahi taa Maymuna suba ba ngoon lu ñu nekk maga ca lu ñu def sax neex na ko kontaan naa. day ñëw ñuy fecc kat lu ñu neex mu neex dëgg ko la dëgg la kontaan naa bu ñu jógee ci taa Maymuna ñu jëm ci Ndey Aydara. Ndey Aydara jugal taxaw may leen ñu ban pare may leen ñu xaalis àndut ak taasu àndut ak woy may leen ñu financement bi léegi mu kii ana Moussa yee. Ndey Aydara waaw 150 000 jox nga ko Ndey Aydara. dem na kan moo ci topp Ndey Ndey dem na Ndey jël na pare Nogay Cissé sama turandoo Nogay Cissé. ani Nogay Cissé Nogay Seen Cissé. mère Nogay Nogay Seen na taxaw nii kenn du taasu dañoo interdit may ñu rek jàppale ñu bu ñu paree ba gay wax li mu bëgg a wax ngeen dem ak ñun ba xaaju guddi projecteur yaa ngi nii mais xaalis moom compté la sant waaw. footeem xaaral mu jox Nogay Seen ba pare Nogay Seen waaw. fi tëye ba xaaju guddi doo fi jóge kenn jox ko ba pare. 150 000 ci Nogay Seen suñu jógee ci Nogay Seen ci yaayu Ndey Faatu. yaayu Ndey Faatu waaw yaayu Ndey Faatu. yaa koy jëlal doom feebar jox ko déet dañoo am xew Touba. ah Touba waaw suñu jógee ci yaayu Ndey Faatu ñu ngi jëm ci Paul Faye. Paul Faye Paul lañu bind. ani Paul ñëwal liñ ko bindee aji sekk mi ngi yor kaye bi Paul lañu bind. na toog na ne signé foofu ci moom ah d'accord ba tey Paul Faye, moom liñ la wax rek lan kay wax ñàkk tedd rek yéen jaaykati jëni 26 yi yàlla boo leen ci jënd ordonnance Amiin, amiin yàlla waay. fay gi yomb Amiin. taa na koy foo ne waaw kay suñu jógee ci Paul ci kii. Pël bind waaw rectifié naa ko suñu jógee ci Pël ñu ngi jëm ci Ami Dieng. Ami Dieng timis ji may leen timis ji mu jàll moom tamit. Ami taxawal waaw ah taasu bi laay bañ taasu bi laay bañ may leen ma rek ba ma pare 150 000 Ami Dieng Ami dem Dieng na waaw ci caat ñu ngi jëm ci caat. ani caat bàyyi na ñëw jëlal ko waaw. mooy sunu caatu groupe rakam la nag waaye dafa ñëwut ah tey d'accord. caat nag waroon naa ñëw tey kon moom na taxaw madame Cissé madame Cissé taxawal jëlalal caat léegi caat tey gaa yëpp a ngi koy nuyu nag tey wéetal na affaire bi madame Cissé financement boobu caat moo ko moom bii yow yaa ko moom teyel Tafa moom madame Cissé boo leen paree signé ci aji sekk ku ci toog ka waaw xaaral say. bàyyi mu ci konte bàyyi leen ku leen Cissé Ngaari. wallaay Karima waaw Karima na ñëw. na ñëw
mati lañu sote mati joxuñu ko ak nabu wax moom mu leen jox yéen a ngi xool gay yaa ngi gis Karima compté leen beneen bi mu gaaw waay Karima 150 000 waaw bu ñu jógee ci Karima ñu ngi jëm ci personne. waaw ci par personne waaw bu ñu fa jógee ñu ngi jëm ci taali song gay ah kooku sunu yaay la waaye nag tàccu leen rek kooku sunu yaay la kay taxaw di Taalison dafa tëyel kooku sunu yaay la bàjjanu gox Taalison bàjjanu gox bàjjanu unité 26 ki jàppale jéegi 26 yi mi ngi nekk nii wallaay daa guddi rek waaye yow li nit ñi war a wax ci yow bari na li son gay déedéet waaw bu ñu fa jógee ñu ñëw ci kii Fatou Kiné ana Fatou Kiné Fatou Kiné Fall waaw Fatou Kiné yéen war ngeen def sant bi nag Fatou Kiné rek lañ bind dafa boo jógee ci Fatou Kiné waaw boo jógee ci Fatou Kiné Talisson Fatou Kiné ñu ngi jëm ci yaa jaara yaay jaara ku koy jëlal aj sekk ñëwal yaay jaara yor micro bi waa ñëwal ah ñu ngi jëm ci yaay jaara géwélu diinu géwélu mboot mouvement bi waaw waa jëlal ba ñu ngi jëm ci kan bu ñu jógee ci yaa jaara ñu ngi jëm ci Ami Collé Gassama Ami Collé Gassama Gassama ñëwal nii Ami Collé ba tey yaa ngi ci groupe bu pël ak aji kooku mooy première dame. wallaay wallaay Ami Collé Gassama taa may sa liggéeykat yi rek la du segg li ñuy gis nii 26 def nañ fi 30 ans kon xam nañ lépp 150 000 Ami Collé Ami Collé Gassama après Mbène Mabo ani meen maabo goro anamu meen ñëwal Mbène Mabo la ñu woo war bete bete foofa nga xëy dagg ak waa koñ bi ah mbeen def nga bam baax ak waa koñ bi waaw loolu de am na non maa tere mais kon meen may sa kenn ku ne dina wax ci yow kiroog liibar mais duma ko nangu mën a tooñ ay gorom meen maa ba 150 000 yal na fay gi yomb amin amin bu ñu jógee ci loolu ñu ngi jëm ci maire Khady Gueye maire Khady Gueye sunu yaay ba tey bokk ci yaay yi nu yaayal waaw maire Khady Gueye ba nga jàppee ba tey bàyyi woo dëgg la ñoo ngi yow ci nattu juróom fukk bi ba léegi ci nattu ñaari junni lu yàgg la aji yaa ngi ci kaye bi ma ñëw jàppal ci kan daana koy foofu waaw maa ngi jëm ci Mati Cissé jox nañ ko. ah jox nañ ko kii ba ma kose ko taxawoon benn yoon. ah ok ñoo ngi jëm ci Sophie Sagna Sophie Sagna ñëwal. Sophie Sagna non woy bi laay bañ xam naa ne paquet yaa ngi fi mais woy bi laay bañ la moo tax xaaral ñu pare Sophie Sagna waaw moo ko moom. ma ne ko woy bi laay bañ affaire de xaalis la dañuy bañ kii li wa taxoon ma ne leen commencé leen ko 3 heures et quelque mais te dañoo fee ni groupement yëpp dañ leen a libéré deseeg ñun sunuy natt ne bu doon groupement yëpp fee leen fekk moom day gën a garaaw 16 millions la woon groupement bu ne jox nañ ko ñaari millions ak genn wàll 16 millions ñun ñu yor 6 millions war ko jox sunu waa natt ak waa koñ bi liggéeykat yi fi nekk 6 millions 250 000 ñu jox 9 millions 250 000 yeneen groupement. yeneen groupement yi waaw fu ma tollu
xamoon naa ne ñun suñu financement rek day jël temps. dëgg sax Sophie Sagna. Sophie Sagna jël na. Sophie Sagna jël na Sophie léegi Sagna jël Anna na. Gomis. Ana Ana. ñëwal. bu kenn dem de pareeguñu bu kenn dem porte bi sax dañ ko tëj ba ñu pare pareeguñu. ma jox ko sama ngoro yi soxla nañ ko. Anta Fall wuyul diinu. waa Anna Gomis. Ana Gomis. ku ci topp taano koy. defal kii Daba Sall. Daba Sall. merci yi nank ngeen koy wax de dee leen ko wax ci kaw. merci. Daba Sall. yàgg naa financé jeeg ji jaay. xam naa ko bu baax xàmmee naa ko. yàgg naa financé jeeg ji jaay kon yow tey bul la financé wàcc ga. Daba Sall. Daba Sall. waaw Fat Diallo. Fat Diallo. ñëwal. daa yor xale mi ngi toog. Fat Diallo mi ngi toog. ah Rouba. oyul. waaw Fat Diallo ana Rouba Saw. Rouba ñëwal ay doo jóg. ani Rouba. rek la woo ñëwal. li ñuy def nëbbatuwuñu lu ne fàng lan def moo tax. làqaltuñu duggutuñu ci néeg deyoowuñu dañoo woo ñëpp ñu ñëw teew. Rouba ñëwal. waaw léegi. waaw ana may mën na jóg jëlal ma. Konte waat ko, may sekk. konte waatal ki ne moo gën a wóor. tëyal. waaw xanaa may mën a taal. xaar taxaw leen may leen ñu yeggale Rouba ba pare. dafa da doon def nii moo tax wóor. Tafa. bu ñu joxee Rouba. Rouba Saw. bu ñu joxee Rouba Saw Tafa. Tafa Fall. sunu góor. Tafa Fall mi ñu yàgg a góoral. ñoo ngi yow ca nattu 250 ba léegi. 250 ba léegi. ba ngay takk jabar ñoo toog ba ngay ngénte ñoo toog fu ñu jëm yow la ñuy yóbbu. loo xam wax nga ñu ko koo gis ku baax indil nga ñu ko. yaa ñu njëkk a indil Babacar Gueye fii ci unité 26. yaa ñu njëkk a indil. kii dama bëgg am leeral bu ndaw nag. waaw. dama ànd ak samay naataango. waaw. ñuy liggéey ànd ñëw. mais ça n'a rien à voir. ñoom dañu ñëw liggéey si. sëñ Modou Kara. non loolu da ngay bàyyi ñun di wax. non dama bëgg mu leer. waaw waxal. ñun dañu ñëw liggéey si. man dama bokk ci mouvement bi. yàgg na nekk seen càmmiñ. moom moo ñu taxawalal mouvement bi. damay koy jël pour ça n'a rien à voir. moom xam naa ñoom xam naa. damay bañ a génn gars yi ne ma nañ dem dibiteri. non dibiteri nag mënu cee ñàkk. Tafa Fall tàccu leen sunu góor waay. ñoog moom lu yàgg la. Nogay Seck. Nogay Seck waaw. Nogay Seck sunu yaay. taa may mun a rakam moo koy jëlal. yéen a ngi xool xam nga ne 26 dara ñaawu fi waay. ma ne ko 26 dara ñaawu fi. Mareetu mbaa yaa ngi gis Mareetu yaa ngi xool. yaa ngi Nogay gis Seck sunu yaay mi ngi nii yaa toog ngi moo seen. yor financement wi. may mun a rakam moo koy jëlal. waaw. 26 dara ñaawu fi. ah dëgg la kontaan naa. ki ne caam. waaw bu paree ki ne ci am sama doom. ki ne ku lay jëlal aj Seck ñëwal jëlal ko. waa ñëwal. ki ne caam. xaaral ñu Tafa pare. dafa mel ni ëpp na 10 000. wax naa ko ko ëpp na. konte waat leen konte waatal Tafa. ëpp 10 000 man waaw wax naa ko Kiné. foog nga def. Kiné moom. 40 50 ëpp na 10 000 moo tax xaalis dañ koy compter. delloo xéewal yi la rek xéewal yi la macha allah.
ki ne caam mii toog may wax ba paquet 150 la waaw ñetti 50 la. 150 lii moo si des. Tafa kon nag bis alhamdulilahi rabbil alamina 6 millions la ñu waxoon waaw mais financé nañu 6 millions 250 mille macha allah laf cat kon nag 6 millions 250 yéen a ngi dégg. jox nañu personne bu nekk ci ñi fi toog ku nekk jox nañu 40 lañu am na ñaar ñu fi nekkul ñoo xamante ne nii jëlal nañ leen seen xaalis yéen a ngi dégg. waaw kenn ku fi nekk jox nañ la 150 000 par personne 150 000 par personne yooyu nag ñu ngi ñaan yàlla niñ leen ko joxe noonu yal na sedd guy na ndoxum glace na te fay bi yomb leen amin amin yàlla bu ci kenn jënd ordonnance amin anta jox ko yàlla sa bu ci kenn chaise jënd ordonnance amin te yàlla nañu dund tamit bay dépassé lii fa fay gi yomb leen ba ñuy séenu leneen ndax incha allah bu soobee yàlla ñu ngi séenu leneen lu ëpp lii te yàlla baax na dana ñëw incha allah kontaan nañu jërë ngeen anta jox waa sunu jëkkër dafa yegg si nag vie waa te bëgg na sax nag nga ñëw fekke lii vie maa ngi lay nuyu di la jox sa mooy borom yéeguwaay këru ndey diinu di la jox sa yéeguwaay jëkkër ga lay boot nga ne noonu donc asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu ku ci nekk ci sa tur ak ci sa sant. doo ñëw taxaw fii sama sœur. teel micro bi kon teel. donc non ça va. donc maa ngi tàmbali nuyoo bi ci monsieur Guèye l'original. donc ñu ngi lay wax soyez le bienvenu fii à l'unité 26 di rafetlu bu baax sa ñëw di la wax ni ñëw nga fi nga war a ñëw ndax macha allah diinoo moom bu ñu naree wax ci moom fii ba suba duñ fi jege waaw ndax lii mooy wane ni 26 ñun ñëpp benn lañu ndax tey gii bu ko neexoon jot financement woom ne da koy yemale ci benn groupe om mais deful loolu man mii di wax ak yéen yor naa sama financement mais daf ma ne du ma def dara te du ma jël dara di ko jox samay groupe yow ma bàyyi la dama la ciy sédd sa wàll am ci ngor nag te lu mu waxoon moom la def loolu moo tax tey ma koy seedeel lii waaw ndax nit ku baax la femme bu am engagement la femme buy yëngu ci développement la femme bi nga xamante ne bu mu dalee di liggéey boobu dara doonul dara boobu 26 daanuñu sax financement yi bëriwuloon noonu kon tey lii bu ko defee kenn du wax guleet am nag ginnaaw macha allah di nuyu au passage bàjjenu Nogay Seck di ko félicité bu baax a baax a baax ndax moom mun naa wax sax du 26 moo ñu boole démb la woon depuis ci école ba di nuyu aussi bàjjen Lison waaw di nuyu aussi maire maire Maysa ndax ay mag yu baax lañu ndax nee nañu xale bu demee rek c'est parce que ay mag a taxaw ci ginnaawam waaw kon monsieur Guèye l'original vraiment ñu ngi lay remercier ndax yow say acte yi nga yow ay acte yi nga posé du tey au niveau des Parcelles Assainies ndax tey yow Guèye l'original kenn du tudd parcelle te fii kenn tudd la fii macha allah waaw man moom musuma ko woon xam dama ko daan gis nii rek mais pour firndeel acte yu muy posé sunu école CM19 dañoo amoon benn activité bu ñuy def xaw ma ko woon de dama laajte numéro am rek Ndeye Guèye jox ma ko woo leen Guèye l'original mais aussitôt biñ ko woowee rek la daw si mu ñëw kon lu muy jëfe loolu la wone te mu imposé ko xam fu muy teg tànkoom kon gàcce gaalaama kon monsieur Guèye l'original Parcelles Assainies ñu ngi lay remercier bu baax a baax di la ñaan fi nga bëgg a dem yow yaa xam yàlla na la fa yàgg eggee ci barke alxuraan waaw di ñaax aussi les femmes parce que di wax ne ut xaalis metti na ndax tey diinoo tracassé wu na dem na fu nekk pour mun a am financement yi kon dëgg la ñun ñëpp ay jàmbaar lañu ay liggéeykat lañu mais nañu gën a góorgóorlu ñu xam ne xaalis bii liggéey la du pour caaxaan ñu fexe banques yi kenn mayuñu ko ñu fexe avant date échéance bi nañu respecté délai yi ñii ñëw fay
comme ça loolu mooy sunu ndam te loolu mooy tax ni ëllëg ku ñu bëgg a dimbale dinañu gën a mun a dimbale waaw vraiment loolu laa amoon ndax il fallait que aussi ma rendre ko hommage ci liggéey bu muy def vraiment merci beaucoup. ngeen tàcc ko bu baax a baax a baax a baax. yaay jàmbaar yi yaa jàmbaar doo leen jóg jigéenu jàmbaar yi doo leen jóg ana yaay jàmbaar yi jigéenu jàmbaar yi waaw maa ngi sant yàlla di nuyu ñëpp yaay jaara jaara dégg leen rek commencé nañu waaw commencé nañu salaamaaleykum maa ngi sant yàlla bu baax ginnaaw yàlla may sant Yeesu ma gëm ak Mariam mu sell mi di nuyu ñëpp ñu fi toog bàyyiwuma kenn ah di nuyu groupe yaay jàmbaar ba pare ndax lépp ñooma ah di nuyu Guèye maa ngi lay nuyu bu baax a baax di la jox sa yéeguwaay di la dalal ak jàmm yaa ngi ñu nga àndal ñëpp di nuyu Mareetu bu baax a baax sama mag sama xarit wax dëgg yàlla ku baax di may si suba rek la ma jóge di yedd Mareetu mii maa ngi koy nuyu ah Eliane moom dama koy bàyyi ak yàlla duma ko kii sax dama koy bàyyi ak yàlla ndax sama sœur la sama xarit la sama lépp la loo ne mu ne si moo groupement am sutura bu baax a baax moo tax ma mun a ànd ak moom ndax man lu amul sutura bokk ma si waaw di ànd di nuyu Ansi sama mag sama sœur Ansi bi moo ko xamee ba tey Tanogay am na 20 ans sama doom bu juddu 2000 Ansi bi moo ko doon bambaane moo ngi nii Ansi baax ba dee wax dëgg yàlla xamante wuñ si politique bi déedéet bu may see 99 laa xam Ansi kon loolu yàgg na démb la du tey Ansi ngi nii ku baax kii di sama cousine ndax dama ko ne ñëwal nga fekkee dëgg la yaay sama cousine la sama lépp la Ansi téyel ma ko sa 25 moo tax duma fa dem duma dem këram duma ko xool sax ndax Ansi moo dëkk ak moom mu mel ni rakkam bu mbokkal ndey ak baay loolu tax sax duma fa dem dëgg la moo ngi nii toog sama ginnaaw ah di nuyu sama yaay yi nga xam ne Tanogay Talison mënuma leen a fay ndax démb si guddi laa leen ko wax démb si guddi dox naa ko maa Kiné mii lu mot 2 mois waaye ñoom ñaar ñi démb si guddi laa leen ko wax bu ma demee démb si guddi wax leen ko ñu ne ma noo koy doxalee ma expliqué leen ñu teg ma si yoon bi ñu waxtaanee ko Tafa mii ma mujjee nag Guèye Tafa du sama frère la ndax ginnaaw yàlla Fadj Diallo mais moo indi tey groupement bi Fadj Diallo mais waaw yaa ngi dégg mooy borom ween yi rek ndax dañ doon comme màggal sëñ Fallou jot moo koy njëkk a woote ñun ñëpp dem kafree Noël jot ma woote sama kër beneen bi jotaat ñu dem kër Fadj Diallo beneen bi jotaat ma invité Tafa mu ñëw Tafa ne ma yéen lu tax du ngeen def groupement ma ne ko Tafa dañ kaa mën mu ne moo yéen 12 personnes ngeen fu ngeen dem di ànd ku nekk dama indil 10 personnes Tafa moo ngi nii Tafa mii ma ne ko 12 personnes mu ne ma mun ngeen ko def balaa muy la 25 décembre mu ne ma su ngeen tuddee ma balaa may xam ne ay jàmbaar ngeen lu indi tur bii yaa ngi dégg le 10 janvier ñu kii ko ñu lancé ko ñu indil ko loolu lépp moo Ahmed Aïdara moo ñu ko lancé fii seen kanam kon Tafa mënuma ko fay duma dem bàyyi ko Tafa du dem bàyyi ma lu ñu toog 2 mois gisante wuñu suñu gisee tey day mel ni chaque jour ñooy gisee kon Tafa dama lay bàyyi ak yàlla yaa xam loo bëgg yàlla na la ko yàlla defal démb si guddi la ko Tafa yëg ñu koy programme mu ne ma dinaa leen indil télé ma ne ko ay Tafa bul indi yooyu man damaa rus yooyu mu ne ma dinaa ko indi lii waral Tafa indi fayuñu ko dërëm nag dërëm fayuñu ko Tafa moo ko indi kon Tafa dama lay bàyyi ak yàlla di nuyu taa may sa mii sama yaayu koñ bi taa may sa
dëkk naa seen koñ 13 ans moo ngi nii 13 ans sama doom yëpp temps may sama leen génte kon dara ñaawul moo ngi nii ñoom ñëpp fa laa dëkk kon ñoom ñëpp ma di leen nuyu bàjjan soxna sama goro sama yaay si sanu yéen ñëpp nuyu naa leen bàjjan Jeyna Ba nuyu naa leen yéen ñëpp Jeyna Ba Sadio waa suñu yaay damay yéeg këram di yéeg di wàcc du wax si sanu su ma jógee foofu nag di wax sama jaaykatu jën yi kañ laa gëj a jënd jën Guèye lu may wax dëgg la si man de gis nga pël mi sama kër laay toog jël sama téléphone ne ko joxal sama jànk bi jën lu ma lay defal ma ne ko 1500 laa gis nga jànk yow ma ne ko loolu nga may jaay force nga ma koy jaay mu jox ma jën yi baax moo ngi ne gis nga tey damaa xëy yóbbu sama doom ji hôpital xam nga ban heure laa ñibbi sama kër dama ko ne demal ñibbi 2 heures laa dugg sama kër dama ko woo téléphone ne ko pël joxal xale yi jën maa ngi ñëw maa ngi si mbedd bi daf leen koy jox leen xaalis bu ñu nduggee ba ma ñëw moo ngi nii noonu la ma pël defal moo aadoo kon su ma génnee xalaatuma sama kër kon waa 26 ñëpp laa gërëm bàyyiwuma kenn ñoom ñëpp si kaw ba si suuf waaw moo ngi noonu Guèye wóor na yàlla ñoom ñëpp a ma bëgg kon Guèye groupe yaay jàmbaar ak nii di la dalal di la déglu yéen ñëpp awa sama xarit yéen ñi ànd yéen ñëpp wóor na yàlla nday sekk yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu ñu Guèye àndal ñëpp maa ngi leen di nuyu bàyyiwuma kenn lii su ma ko defee rek damay topp si ginnaaw ñu fi nekk ndax 26 ñëpp xam nañ ni Xadi day financé kii day financé ni mu tudd Xadi Sagna day financé Taaw Diop muy suñu présidente day financé kon seen ginnaaw laay topp mi ngi leen di nuyu yéen ñëpp dafa xaw a malade moo tax ñoom ñëpp seen ginnaaw laay topp ndax damaa nekk ndaw rek topp seen ginnaaw ndax ñoom si ñoom laay gis di dem du dëgg kon maa ngi leen di nuyu ñoom ñëpp Taaw Diop dafa génn waaye bëggoon na fi egsi taa Xadi Diop Sow bëggoon na ñëw mareetu mii la yónni waaw kon moo ngi noonu kon ñoom ñëpp nuyu naa leen gërëm naa leen sant naa leen sama nuyoo nag amul fu mu yem Guèye nuyu naa la kontaan naa bu baax a baax di jéem saa yu waxee ci panel bi waa maa ngi nuyu mbootaay sama bàjjenu gox yi Adja Xadi Diop Sow jërëjëf merci dama koy déglu da nga koy déglu moo ngi noonu Eliane yaay jàmbaar nag mënu ma leen a fay macha allah ndax yaay jàmbaar Guèye suñu natt bi si 1000 francs la commencé ñuy raam di raam suñu nattee 1000 francs am 50 000 téeméer sax dem 1000 francs dem 2000 ba tey ñuy teggi ku nekk 200 000 kon ñoo ngi ñaan yàlla di teggi ay millions ñu di ko fay di dem Màkka di dem di dem lépp du dëgg di defar yee nag xam nga ñoom yaay jaara moo ñuy dugal suñu ne mën na ko monté de bëggoon nañ def sax ay eau de javel ak yooyu mu ne ma tey lañ koy defar ñu commencé ko defar ba nii moo génnee xaalisam ñoo def lépp tey tam moo indiwaat ñu defar kon yaay jaara mii mënuma ko fay moom tam jaara mii mënuma ko fay ñun moo ngi nii sama doomu ndey la man ak jaara duñu ñaar benn lañ du dëgg kon gërëm naa ñëpp rawatina groupe yaay jàmbaar ñëpp bàyyiwuma kenn cat ba cat bàyyiwuma kenn yee ñëpp baax na macha allah ñuy jox parole kooku moo jàppale doomu Parcelles Assainies yi ki ñuy jox parole kooku defe naa ni guddi yi ñu toll nii li muy def ci proximité li muy def ci développement Parcelles Assainies amul kenn koo xam ne yaa ngi fii ci Parcelles Assainies di ko def kooku mooy Guèye Mamadou Guèye l'original ma bëgg ngeen tàccul ma ko bu baax a baax di monsieur le maire Mamadou Guèye ñu ngi lay jox kàddu gi. waaw merci beaucoup ma ne mu ngi téye tànk bi parce que ab lébu la ma damay dem voilà merci beaucoup maa ngi commencer d'abord di nuyu vraiment chef de quartier unité 26 di suma papa sama xarit parce que nag
bu ñu duggee 26 ki ñuy njëkk a nuyu mooy délégué de quartier Père Mayacine Gaye maa ngi koy nuyu di ko gërëm di ko sant di nuyu suma ñaari yaay yoo xam ne wax dëgg fa yàlla man wax naa leen ko danaa leen suñuy jógee di xeex mairie bi développement parcelle ak changement parcelle mais aussi am na ñaari injustice yoo xam ne dal na leen yéen ñaar ci mairie bi muy doon loo xam ne man dama ci dogu bu nu yàlla jàppalee loolu dañ koy corriger maa ngi nuyu vraiment Fidéline tey sama yaram dafa daw honnêtement parlant parce que lu ñu gëm ñun mooy ñàkk jariñu tey bi ma ñëwee xamoon ne lii laa fi fekk ci wàllu développement ça fait des mois ou plus d'un an ñu ngi wër Parcelles Assainies di organiser jigéen ñi di leen structurer di leen formaliser di leen wutal ay këyit mais aussi di leen former ci développement di leen wutal ay financement su ñu ñëwee kon dañ na yéen train bi yéen da ngeen départ bu yàgg yéen ku leen pousse rek ngeen gën a dem tàkk ngeen mais tegaat leen loxo rek maa ngi gërëm suma grand suma xarit muy Moustapha Fall grand Tafa un homme exceptionnel c'est-à-dire que loolu souvent man moo may métti ci Parcelles Assainies dafa am ressources humaines bu nga xam ne moo war a développer Parcelles Assainies malheureusement ça fait des années que ces ressources humaines là joxuñu leen seen gëdd et li ci xew rek mooy dañuy dem di ko exploiter pour yeneeni commune loolu aussi ci combat bi la maa ngi nuyu vraiment GIE bi di yaay jàmbaar xam nga man xaw ma tur bi sax noo leen ko ëndee mais xam nga yaayu Sénégal yëpp ay jàmbaar lañ fan yii damay jekki-jekki jóg xool soxna si ak xale bu ndaw bi tout tànk bi du nelaw yan saa sax ma for bët ñu ne ma génnal néeg bi dama du ma daw fii laay toog di ko cons ak moom yaay yi ay jàmbaar ngeen donc bu nee yaay ba pare ne jàmbaar yéen représenté ngeen jigéen ñu Sénégal yëpp ba tax na ñu ngi leen di féliciter di leen encourager di wax ne nag dañ ciy téye du ma dugg 26 te nuyu ma grande sœur adorée muy Khady Diop Sow suma mbokkum lébu ñoo bokk Seyna Limaamu waroon na sax su may dugg ma ne ko maa ngi dugg se wante xam naa ne dama koy baal parce que suma xarit la kooku damay ñëw si moom kooku spécial la Mareetu yaakaar naa du ma toog 2 jours déggunte wax moom muy aussi koo xam ne macha allah comme ni ñu ko waxee rek keroog ba may ngénte dama ko woo personnellement ne ko il faut nga ñëw du ngénte sax tudd la woon mu débordé ma ne ko nag sa ñëw du dara rek lu dul sànce bi andil ma sànce bi mu ngi noonu donc maa ngi koy gërëm di ko sant di nuyu aussi seen réseau di leen encourager keroog sama yaay Lison Gueye anniversaire am dama ko woo woyal ko mu ne ma maa ngi Kër Massar xaw ma fan yëmbal sama kër mag xaw ma woyal la way wu neex lu ma jële suma xol waaw parce que àddina loolu la àddina du dara lu dul kaf ak ree et quand on dit la politique c'est là de gérer la cité nee naa kii di jaay gerte ci koñ bi di ko def mu sell ña mu dëkkal di ci gis seen bopp mu ci gis bopp mu ngi politique ce n'est rien d'autre que amal njariñ ñi nga dëkkal moo tax saa su ne dañuy mer suñu gisee ñi ñu jiit di utiliser nit ñi di leen nax saa bu leen soxlaa ñu taxaw bombardé leen di wax solo leen ay xartum yenn saa yi sax ngeen di doxloo leen ba ngeen sonn sandwich yenn saa ñu ne dañ leen di naxal 2000 francs pour ngeen jot ko problème la suñu amee lu ñu am du leen gisati ñun nag dañoo dogu pour loolu jeex ci Parcelles jeex ci Sénégal du ñu nangooti kenn di nax kenn moo tax ñu taxawaay bi ñu taxaw am na ñu bëri nee nañ discipline de parti man ne leen du discipline de parti ñun dañoo yàgg APR def ci lu ne daj ci lu ne mais ci lu ñu jëm du mbiru APR du mbiru parti politique ku ko jàppe waxu parti affaire parti politique élection locale da ngay nax sa bopp élection locale
on doit prendre les dignes fils des Parcelles jiital leen pour nu soqali Parcelles Assainies waxtaan wax dëgg sa la politique yi def nañ les hommes politiques entre guillemets sax les politiciens def nañ mais dañoo gàkk mënuñu wax nag dafa dul neex Parcelles Assainies tey jii balaa sa xol di jeex mu taw inondation yi sonal nit ñi 13 points bas 26 li ngeen si daj xam nañ ko et pourtant on a le deuxième meilleur budget du Sénégal à part Plateau barki Dembo Ndiaye la ñu voté budget Parcelles Assainies bu ñu amul 2 milliards dañuy am 2 milliards ak lu teg daaw on a 2 milliards 480 millions fan la feeñ parcelle su tawee taxi boo jël na ko parcelle mu ne la déedéet loo ko mënti fay du ñëw parcelle yow miy dëkk parcelle boo yor sa oto xamoo fooy jaar jigéen ñi boo leen sañsee ba tax parce que nag nee naa jigéen ñi parcelle noo dàq sañse si Sénégal fii rek am na sañse yoo xam ne kenn waxatu ko boo leen sañsee ba pare war a dem xew ñaari dàll ngeen di yor dàllu suuf ak dàllu boo leen àggee suñu taxawee boo waxee suñu njiit bi fi ne sama mag la mu ne du sama compétence ah am na maire yoo xam ne ñoo ko dàq opposé te pourtant seeni commune réglé nañ assainissement bi pavé nañ ko ña fa dëkkoon doon daan daw je prends l'exemple de Dalifort ndox mi da doon yëkkati karo yi ñenn ñi jaay seeni kër daw mais tey boo demee Dalifort est comme Paris et pourtant le maire est un très grand opposant mais liggéey xol mooy liggéey et aujourd'hui il est temps qu'on change parce que on est en train non seulement ñun sax garaawul mais suñu doom yi ñu ngi leen di sacrifier il est temps qu'on change et que ñu liggéeyal parcelle te yàlla rek a tax di ngeen gis ci fan yi ne dinañ génnaat àndax ñi ñu war a àndal xeexala Parcelles Assainies jigéenu parcelle ay jàmbaar lañ tey boo demee ci marché bi soo demee ci koñ yi foo dem jigéen ñi ngay fekk ñu def table di jaay te li ñuy jaay ci kër ga lañ ko yóbbee au contraire kii ñu jiite daf leen waroon a couver daf leen waroon a dooleel mais balaa sa xol di jeex rek nga gis ñuy fubal palaatu jënu maire yi balaa ngay sa xol di jeex nga gis ñuy dal ci kaw commerçant yi balaa ngay jeex sa xol di jeex nga gis ñu ñëw seen table yi di koccaatu seeni astuut te nag wax dëgg fa yàlla koo fayloo 200 300 mais la nga koy fayloo bu yàggee na koy gis ci avancement ci moom ci cadre de vie am du ma guddal parce que sedd na sànq man maa woo Moustapha Fall da ko Fidéline boo koy introduire ne ko madame le maire parce que loolu laa gëm tey dafa am ñoo xam ne tey ci la ñuy jëm man gëm naa ne ñoo war a ànd te gëm naa ne ñoo war a décision parcelle seen loxo la nekk donc maa ngi lay ñaan ouvertement di ñaan ñi nga àndal ñëpp ñu ànd liggéey pour que tey ñu soppi Parcelles Assainies vraiment tey sama xol sedd na 26 nag dafa doon ku xam nga ne 26 bu dee doole rek moo ëpp doole ci parcelle 26 ci wàllu kër ci wàllu nit yi fi dëkk 26 moo ëpp c'est pas pour rien xarafal bi ma def ko zone fii ce n'est pas pour rien ma jël Adja Khady Diop Sow def ko marraine jël Mame Diarra Diouf dëkk 26 def ko marraine jël liggéey bi yëpp jox ko Tata Lucien Gaye maire Nogay Seck fekk leen ci école bi ne leen lii laa fi bëgg a def ngir 26 zone lay doon ci parcelle ñu xar parcelle 4 zone parce que xam nañ importance su 26 ak ressources humaines u 26 tey 26 tey li ngeen ama xeebuñu ko poste de santé bi mais aujourd'hui 26 war na dépasser lii vu ñi ko wër ak ñi fi dëkk te loolu mbébét la ñaan nañ yàlla kattanal ñu joolal ñu ba 26 waxuma la mais ñu am hôpital boo xam ne ñëpp dañ ci mën a liggéey du waxu politicien suñuy xeex tey pour maire wax naa ko maire bi fi ne ñoo toog intercommission moo wax ko mais jiite intercommission bi ñu pare ma ne leen élection yi di ñëw je serai candidat à ces élections incha allah fa mu toog dafa tëb ne ma
Gueye tu seras candidat ma ne ko bien sûr je serai candidat non seulement pour le fauteuil qui ne m'intéresse pas très tellement mais c'est la signature qui m'intéresse pour mieux aider les Parcelles Assainies parce que nag ñëpp xam nañ ne am naa yoo xam ne lijjanti naa ko mais pour ma dugal ko parcelle jafe-jafe day am ndigim ñaari ambulance yoo xam ne hôpital Ma Abdou dañuy référé mooy dañuy yóbbu maladie par taxi wala par clando yëg ko intercommission mu am ku ci loru jigéen ku ko jege moom wax ko ne monsieur le maire budget bii de année bii bëgg nañ ñu def ci ambulance parce que hôpital Ma Abdou dañ doon évacuer jigéen ba mu loru ba porté nañ plainte hôpital bi ma toog continuer travaux yi di déglu adjointe au maire waxaat la même chose ba ma paree yàlla xam ne damaa dogu nii rek ne man de dinaa may parcelle ambulance ñu xoolaat ma noonu ma dem Paris jënd ñaari ambulance jënd dama dajale li ma am yëpp sama directeur école ba ma koy tàggu pour autorisation wax ko moo ma daggal billet Corsair ne ma demal man je suis pour le social ma dem benn laa doon jënd yàlla ubbil ma ay bunt affaire bi oyof parce que am naa relation bi dem jënd ñaari ambulance indil ko parcelle ña ca waroon a taxaw ngir parcelle parce que mbirum bakken la mais ñu politiser ko yàq dossier yi bloqué ambulance yi pendant 6 mois et chaque jour je paye 30 000 francs et vous voyez suñuy politiciens yi di ñuy raisonner donc je le dis encore loolu exemple rek bu may jox pour que nit ñi ñu yeewu bëgg nuñu te koo gis muy ngatamu ci loo xam ne dal lay fal jógal chaise bi nga ne joo ko jóg parce que manoo démontré na manoo ay at yaa ngi encaissé ay milliards te defaloo dara nit ñi nga ne du ma fa jóg parce que fa nga toog am na ay mbóot suba dinañ sulli ay mbóot ci parcelle ñëpp dégg ko on a entamé un combat te dinañ ci dem ba jeex pour que parcelle ñu libéré ko Gueye l'original from Hard Town Parcelles Assainies